salaamaaleykum mbokk internet yu 3SA ak Vision Active maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar te am mbégte ak bànneex di dikkaat ak yéen seen émission bi nga xamante ni mooy Sans Détour tey nag ma dalal ki nga xamante ni mooy El Hadj Sène nekk PDG wu 3SA TV ñu fas yéene waxtaan ci li nga xamante ni moo jëm ci plainte bi nga xamante wala citation bi jóge ci maire dem ci li nga xamante ni mooy 3SA ñu nar a waxtaan aussi ci actualité bi nga xamante ni mooy bu commune bu Diamaguène Sicap Mbao El Hadj maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ni ñooy mbokk internet yi. waaw Aliou maa ngi lay fay bon di nuyu mbokk internet yu Activision ak 3SA yëpp. D'accord donc sans plus tarder léegi li ñuy def mooy dañuy dem xool quelques secondes ci élément bi nga xamante ni moom moo waral coow li bu ñu ko xoolee ñu ñëwaat daal di dugg ci li nga xamante ni mooy débat bi. Ndofène bi ñu demee si moom bi ñu waxtaanee ak moom mu ni sama directeur da ngay joxe 30 millions ñu jox la foofu boo joxewul 30 millions fekk vendredi dinañ ko jox keneen nit. ok mbokku internet yi comme ni ngeen ko gisee élément boobu benn nit bu woo 3SA pour mu defal ko reportage mu wax ci li nga xamante ni loolu la wax ni loolu la ko maire def muy laaj ko xaalis pour joxaat ko li nga xamante ni mooy place am donc hélas comme ni nga ko gisee élément baa ngi noonu affaire yaa ngi noonu la commencé ban commentaire nga ci am. waaw bon élément bi yaakaar naa comme ni mu demee noonu bon waa ji daf ma woo ne ma moom dafa am lu mu bëgg a wax man ma dem jël ko comme ni ma ko doon defee avant waaw parce que doon naa ko defal mairie bi te aussi noonu laa koy defal tam askan bi maanaam ku am loo xamante ne nii jàpp nga ne war nga ko mën a joxe pour nit ñi dégg ko pour jàngee ci wala pour muy nekk luy defar ñun dañuy dem jox la suñu micro. léegi nag suñu la jëlee yow nga wax li ngay wax soo paree ñun dinañ fexe ba ki nga wax ci moom wala li nga wax ci mu concerné ñu fexe ba lancer ko maanaam lien bi moom mu seetaan ko bu ko yitteelee comme ñoom ni ñu ko doon defee parce que ku si nekk wax nañ ci yow nga woo ñu après ñun ñu jël la ku ci nekk wax nga si nit kooku woo ñu jël ko. d'accord kon après def nga li nga xamante ni mooy droit de réponse accordé nga ko ki nga xamante ni mooy maire. waaw parce que jour bi ma jëlee waaj foofu laa taxaw après woo maire 3 appels en absence jëluma bi ma paree tam envoyé naa ko lien bi ma monté affaire yi ma ko envoyé lien yi déggante nañ man ak moom en personne moo ma woo léegi bi ma woowee bon ñu waxtaan ci ma ne ko nag comme quoi affaire yi moom man dama ko dugal rek bu fekkente ne yow jàpp nga ne am nga loo ci war a mën a wax ñun pare nañ pour ñëw déglu waaw tëjël naa ko samay buntu peut-être nag boobu man dama jàppoon ne affaire bi garaawul moo tax moom jéemu ci wax par la suite nag si laa toog ba citation directe. d'accord par la suite ñu toog ba dégg ñenn ñi ne plainte la ñii ñi ne citation la d'abord plainte la wala citation. citation directe la. citation directe lañ la indil. bi ñu la indilee citation bi lan moo nekk sa réaction. woo nga maire wala. bon woowu ma maire mais woo naa nit mu woo maire mooy sama grand frère bi nekk si mairie bi muy julde ba. woo naa ko expliqué ko ne ko kat gars yi dañ ma andi citation directe mu ne ma non looy wax lii. concernant lan ma expliqué ko. ma ne ko ci problème déguerpissement bi la woon daal. am ñoo xamante ne dama leen jëloon. xam nga ñu am lu ñu waxaloon maire. waaw peut-être après ci loolu daal ci lañ ma andilee citation directe mu ne ma non est-ce que wóor na ma ne ko si mu ne ma léegi naa est-ce que ne dossier yi envoyé ko mais est-ce que ne dossier yi envoyé ko moom mu xool dossier bi mu ko xoolee nag moom ci la woowee maire. wax ak moom. bi mu paree tam maire woo na ma. waaw maire woo na ma Mouhamed ñi ngi woo na ma. maire bi mu la woowee lu mu la wax. bon maire bi ma woowee dafa ma laaj ne ma dégg naa dañ la andil citation directe ma ne ko waaw mu ne ma concernant lan la ma expliqué ko. waaw léegi bi ma ko expliqué mu xamal ma ne non El Hadj yow tu es mon frère la 3SA nekk fierté banlieue bi man ma am chance mu nekk sama commune kon man waruma xam pour lan may jóg ne dama lay porter plainte wala dara xam nga bon loolu peut-être sama avocat la moom moo ko def mais man defuma loolu moom loolu la mu wax moom monsieur le maire d'accord ginnaaw bi nga xamante ni jot nga citation tey citation bi lan lañ ci wax exactement ci citation bi nga xamante ni moom lañ ñu indi te ñi dañoo jël 3SA pour ñu mën a élucider li nga xamante ni mooy affaire bi wala tey 3SA complice la wala diffusion de fausse information tey lañ la cité. bon complice lañu wax. ñoom li ñu wax maanaam comme quoi que maanaam ñoom dañuy wax sax citation directe mais ni mën naa ne citation surtout bi ñu mujjee jot moom. maanaam ñoom dañoo wane ne sax ñoom visé wuñ sax Mbaye Diop. daa am ñaari citation. waaw dañuy njëkk a jox benn citation. waaw. ñu dem première fois. ñu renvoyé ñu. pour ñoom lu ñu waroon fay. léegi bi ñuy demaat bu mujj bii nii bi ñu waree dem comme suba. si la ma avocat am andil beneen citation. boo xamante ne citation boobu li si nekk mooy
maanaam ñoom duñu wax sax Mbaye Diop ndax yële dañ doon wax ba pare ne 3S à affaire yooyu mais bii moom dañ naan El Hadj Sène et Mbaye Diop. maanaam complice de diffamation. waaw yow ak Mbaye Diop. comme man ak Mbaye Diop ñu ñëw lëkkaloo. pour joxe information bu wérut. waaw loolu lañ leen taqal. loolu lañ ñu taqal fu mu toll nii. mais loolu yow noo gisee. bon man nu ma ko gisee mooy comme mbir am na. ki wax moom moo wax. bu fekkente ne moom li muy wax ne jotewul ak ñun dara. man li ma gëm mooy na porter plainte kooku. parce que kooku moom moo wax. waaw. donc tey mu nekk situation boo xam te ni ñëpp ñu ngi ciy wax. mu nekk di situation boo xam te ni neexul kenn. donc ñu gis ni am na ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi autour du dossier. ñii ñu ngi ciy wax jàmm. ñii peut-être ñu ngi ciy wax li leen neex. donc tey El Hadj Sène donc bi nga xamante ni dem ngeen benn yoon. ngeen demaat beneen yoon. ñu renvoyé leen est-ce que tey am na ñoo xamante ni ñu ngi dox médiation. bon médiation moom yaakaar naa ne. jàmm gën. du kilifa diine. du kilifa aada. du mbër. du politicien. autorité yi fi nekk. ku ci nekk jëm nga lépp loo mën pour que ñu bàyyi ñu ñun li nga xamante ni ñun loolu lañ bëgg muy liggéey pour que ñu bàyyi 3S mu dem concentré wu ci liggéeyam. waaw mais bon ñaan moom booy ñaan comme kenn rek moom moo mën a maye ñi ñaan ñëpp ñaan rek lañ mën. donc kon tey jii nii médiation bi maire moo ko nanguwut. médiation bi bon suñu demee ba conseil municipal. conseil municipal. nit wax ko fa. conseil municipal seen divers. tey yaakaar naa conseil municipal bi mu tasee man la ma ñu bëri woo. xamal ma ne ma El Hadj kat ndekete am nga dëgg suñu kaw. maanaam comme parce que ñoom ñëpp Ndofène dafa am lu mu leen waxoon. comme lan mooy li mu waxaat si foofu noonu. te ñu xam ne. li mu wax ci conseil municipal. parce que da doon wax nit ñi rek. non li amul problème garaawul 3S à lii 3S à nële. léegi nag soo demee tey ba nit ñi ñaan la ne la comme yoon may na la. mais exactement lu mu wax ci conseil municipal bi. bon conseil municipal bi man newuma foon mais information man yi ma jot mooy ki ko fa interpellé daf ko ñaan. ne ko ñun jàmm gën conseil municipal yi ñooy lay ñaan. pour que lii nii nga génne si 3S. waaw li ñu ma wax ne moom loolu la tontu mooy dafa ne moom yaayam la am. te yaayam nee na ko lii na leer. kon moom du bàyyi tànk leerul. d'accord léegi nag man ñenn ñiy dox médiation yi loolu laa leen waxoon ma ne leen waa ji bu leen nee dina bàyyi. man si conseil municipal bi aussi dafa ni yaayam la am yaayam nee na ko na leer mais aussi nee na problème ak El Hadj Sène moom amul problème ak El Hadj Sène que El Hadj Sène c'est un frère yéen ñaar ay frère ngeen amut ak yow problème ki ko diffamé la amal problème mais soo ñu nee ci deuxième situation bi nga xamante nii moom nga jot. diffamation wala complicité lañ leen wax. kon y a problème. non y a problème sérieusement bon peut-être man dama nekk nit koo xamante ni dama am ay kilifa. tey soo gisee su may wax. am na foo xamante ni du ma fa mën a egg. peut-être nag dinaa bëgg ñi nga xamante ni vraiment dañu am fu ñu toll si man. damay bëgg wax pour ñoom ñu rassurer ne El Hadj Sène nekkul di deal ak ma Samba wala di deal ak ma Demba. parce que daa am ñuy wax ni da ngay deal ak benn. bon parce que affaire yi coow yu bëri yëpp ñu bëri même ba ci ay avocat ay nit pare nañ pour jëlal moo ko ma bañ. billaahi wallaahi parce que bugguma nit sa ñaar dërëm dugg ci kaa bi ëllëg nga mën a taxaw am loo wax comme ñun ni ñu moomee suñu baat nii loolu lañ bëgg mu continuer. d'accord yaa ngi dégg. mais ñooñu noonu même di retiré wu. parce que dañoo jàpp ne non affaire bi luus na. parce que affaire bi nangam parce que Ndofène loolu la dugal seen bopp tamit xam nga nit ki lim la wax tam. ba keroog ngay gis leneen loolu ngay gëm. man mii nii pour te dire man El Hadj. c'est que dama jàpp ne rek comme affaire bi mënoon na am sans 3SA. ñoom ñu def ko avec 3SA. nit ñi ñaan leen ne leen nañ def sans 3SA. ñoom ñu bañ ne il faut avec 3SA. kon daal ñoom ñoo ci bëgg dugal 3SA. mais comme ki wax moom physiquement la wax man jëluma photom monté ko ak son. jëlewuma feneen son ñëw monté ko ak image bi mu waxee commentaire ma waxuma li mu wax am na waxuma amul waaw ba pare moo kooku ni ma ko defalee ñoom noonu laa leen ko doon defalee. noonu lañ ma woowee ñoom dañ lay reproché ni waroon nga vérifier information bi avant nga kaa. bon information bi nu ma koy vérifier parce que jël naa waaj taxaw foofu noonu ma taxaw ak ñoom. ba ñoom ñooñu ma doon jël li ñu def seen bopp ñoom ba tey jii may wax ak yow nii. parce que nit woo na ma sax di ma laaj numéro Mbaye Diop.
parce que Mbaye Diop li tax man ma am numéro am billaahi wallaahi wa taalaahi jour boobu laa ko jël mu waroon ñu jox transport. kon maanaam yow xamoo Mbaye Diop avant. billaahi wallaahi wa taalaahi xamuma ko bi ma demee mu bëgg ma jël ko sax dama bañ ma ne ko non il faut borom place bi. mais léegi kon pourquoi ñu bëgg wax ni da ngeen a complot teg joxe xibaar boo xamante ni wërëb. waaw man bon loolu moo ma jaaxal moo tax ma ne la askan wi. tey su fekkonte ne dañoo génnee papier. yi nga xamante ne Aliou soo ma ko permettre. xëy na sax bon man maa xam lu ma ci mën a dal mais c'était juste rek man lu ma mën a am ëllëg man taalibe Serigne Bamba laa man xoqatal wàññiwul ci man lu toll nii. ci objectif bu ma am xoqatal affaire bon parce que man mënuma jàpp ne koo jotewul dara. loo xamante ne mën na si bañ a bokk. nga boole ko ci. ba pare ay filiation yoo xamante ne yow sa avocat mënul toll fële xam ko sans yow nga nekk au courant. parce que aussi tamit ñenn ñi dañ naan El Hadj Sène da doon filmer mais dafa jékki-jékki ne ko peut-être boo ma fayul dootuma la filmer te est-ce que nekkul loolu moo waral li nga xamante ni mooy comme ni nga ko tuddee bu dee mën nañ ko tuddee noonu mooy xooxatal bi. bon loolu nga dégg moom man mi wax dëgg yàlla dégg naa ko te man maa ko wax. te loolu confirmer loolu. c'est pas le maire seulement du maire kese parce que man dama teg benn structure boo xamante ne nii yaa ngi dégg dafa am lu ma fi war te bu ma toogee fii ba mu tëj. fan laa jëm mais dama leen di liggéeyal. mais pourtant dañ doon wax ni yaa ak maire yéenay liggéey yéen ñaar parce que 3S maire la àndal et tout ça. waaw liggéey bi dama ko doon gërëm dama koy gërëmaat ci loolu mu doon def. parce que gis nga nit ki bu tegee leen. ki koy liggéeyloo rek man loolu laa jàpp ne moom mooy mbokkam. mais nag liggéeyloo bi noonu. ngay gis noonu. wallaahi azim. man maa leen doon may. mais du ñoom ñoo ma doon may wala ñoom ñoo ma doon defal loo xamante ne waruñu ma ko defal. man maa doon dem filmer ji. ñu war ma jox peut-être benn 30 000 wala benn somme. ñu yëkkati xaaju loolu. jox ko sama booy transport booy dem seen yoon. mais man boobu jàpp ma woon ne man ñoom laay liggéeyal peut-être ñoom mënoon nañ jàpp nag man ñoom laay liggéeyal mais man boobu askan wi laa doon liggéeyal. aussi bëggoon naa tam nit ñi xam ne ñun kat vraiment bay si sa weewu tànk tey li ñu am. suñu demee parce que dinaa éclairer leen naa. man Ndofène man El Hadj Sène laajuma ko numéro moom moo ma laaj sama numéro. moom moo la njëkk a laaj numéro. moom moo ma njëkk a laaj numéro te loolu dafa am lu ko waral. maanaam nekkul Diamaguène Sicap Mbao Ndofène 3A du fii la ko déggee. yaa ngi dégg ñun ba mu ñuy woo même di ma jox ay bal fekk maa ngi nekk président AIC. loolu fa mu ko déggee du Diamaguène Sicap Mbao. kon yéen ñaar xamante ngeen avant 3SA. xamante ne mais jour bi may laaj numéro wax na loolu ay kilifa ñoo toogoon moom mu koy wax. xam nga tey bu ñu toogee moom mu ni je n'ai aucun problème avec El Hadj Sène ou la 3SA ñu déggaat ni ñaari citation mu ñëw benn bi El Hadj Sène dañu wax ni dañ ko cité direct ne dafa def complot ak keneen daal def diffusion de fausses nouvelles day am benn contradiction foofu bu am ci ay waxam loolu tey yow nan nga ko jàngatee. bon ni ma ko jàngatee mooy li nga commencé woon wax sànq est-ce que comme li nekkoon si moom début bi est-ce que loolu moo nekk ci moom ba léegi pour si ñenn ñu ni ñuy gisee quoi man bon li ma jàpp mooy li ma sama kilifa wax muy sama sëriñ muy sëñ Sidi Mbacke alxuraan daf ma ne nañu bàyyi ba lépp sotti ñu xam fu ñuy taxawee ndax comme moom wax na nañ toog ñu déglu ko man de man El Hadj Sène personnellement looloo message boobu ba ma ko jotee laa mujjee répondre sax si biir publication boobu ma duggoon. d'accord parce que dama am kilifa aussi. d'accord ñu déggoon ni aussi sëñ Sidi moom ngay wax léegi ñu ngi koy ziar bu baax woote woon na wala am na ku ko woon pour médiation. ñu dégg ni sax Ndofène moo ko woon pour médiation am ñu demee ba si biir aussi ñu déggoon ni yow teewoon nga waaye moom daa yebaloon loolu aussi mën nga ci ñëwaatal tuuti. waaw boobu bon xëy na sëñ bi kilifa la may jégalu bu baax a baax ci loolu moom Ndofène tamit kilifa la mais moom moo ko woowoon. man boog sëñ bi moo ma woo ne man Ndofène moo ko woo. moo ko woo pour yéen ñaar ngeen tase. pour ñun ñaar ñu daje fa. pour man ma xam ne moom jàppalu ma dara. te loolu moom même avant mu ñuy woo kër sëñ Sidi man woo na ma téléphone. xamal ma loolu. yaa ngi dégg. xamal ma ne moom jàppalu ma dara. waaw mais nag bon jour boobu bi ñu demee moom moo ñëwul ba pare. woo nañ ko sëñ bi jéem na ko woo jotu ko ki mu yebaloon tam jéem na ko woo jotu ko. joxu leen benn explication. non joxuñu explication. depuis loolu déggante waatoo leen. bon après loolu man ak moom déggante waat nañ benn yoon mais dama xamatul ndax loolu moo jiitu fële. d'accord wala jiitu. kon instant yi diggante El Hadj Sène ak maire y a problème ou y a pas problème parce que population bi aussi loolu bëgg nañ ko xam parce que John ñëw na toog fii
ne y a pas problème entre El Hadj Sène ñu dégg ko ci conseil municipal bi aussi mu wax ko ñu déggaat Dramé mu wax ko ci suma micro donc tey diggante El Hadj bu dee citation bi ñaar am na ba ci beneen bi ñu lay tuumaal ni da ngaa complot joxe xibaar yu wérul donc là y a problème wala y a pas problème. waaw lenn rek lañ laa bëgg ñu séparer ko El Hadj Sène sama rakk la. Ndofène sama mag la. El Hadj Sène sama mbokk taalibe la. Ndofène sama mbokk taalibe la ak problème mu justice ñu séparer leen bokkuñu. man pour man. moom ci boppam. xolam mun na ko may ma nekk loolu lépp ci moom. mu yóbbu ma ci yoon. mu yóbbu la ci yoon. waaw parce que peut-être li may def moom giseewul ne noonu laa ko war a defee moom nii la war a mën a fexe pour arrêter ma. pour que li may def ma bañ a di ko def. d'accord léegi ci loolu aussi tamit dégg nañ ci ay wax peut-être seen YouTube tëj ko yombul mais dégg nañ ni dafa bëgg a tëj li nga xamante ni mooy 3SA du suñuy kàddu nag dañuy laaj rek parce que dañ ko dégg Sénégal nag dafa naqaree wax. waaw dégg nañ aussi ne day laaj 100 millions ñi nga xamante ni ñooy 3SA wala El Hadj Sène yi xibaar yooyu wér na wala wéru. bon 100 millions yi moom. soo bëggee dossier yaa ngi ci 3 bi xëy na du ku nekk laa koy won mais pour nga xam ne man li may wax dëgg la. balaa ngay ñibbi yow. dinaa la woon dossier bi nga gis ko nga xool ko yow Aliou. nga xam ne 100 millions yi. ñoom ñoo koy demander la 3SA. ñoom ñoo koy demander wala le procureur. bon mais ci dossier yi lañ def ne carrément ñoom tey ñoom lii lañ ñu accusé ne lii lañ ñu def lii lañ leen def. maanaam ñun ak Mbaye Diop. ñoo lëkkaloo. pour waxal ko. pour yàq deram. loolu la wax. te nee na jotewul ak ñun. boo ñuy cité gañ sax man d'accord naa leen yow waxal ak kii nga xamante ne moom moo wax. ba pare nag ñu ne peut-être si site bi la ko jàllal wala nangam mais boo nee borom site bi ak kii ñoom ñoo lëkkaloo pour nangam ma. ba pare ne léegi waaw léegi site bi ngay demander site bi lu tolloog 100 millions de francs CFA. loolu métti après léegi ko wax nga ne man jotewuma ak borom site bi jotewuma ak site bi tamit bon. loolu peut-être man leer na ma leer yàlla tey. dossier yi ma yor. dinaa la ko woon balaa ngay dem te su ma ko génnee woon. keroog conseil municipal ba gars yi tasee. li ma ñëpp waxoon. ne ma El Hadj Sène neexul ba neexul mais yaay nga ñu. parce que ñëpp dañ ma ne woon demal nga tëdd nelaw nga dem liggéey du yow ak Ndofène jotewul ak yow. ñoom ñu ñëwal seen bopp wax ko moom mu recevoir ku nekk wax ko loolu. te ñi muy recevoir ñu si bëri si man la ñuy jógee. ñaan ma man leen man du man maay may. man yow lañ cité du man maay maye man dañ maa cité. yéen kañ ki ngeen di ñaan mooy ki ma cité. waaw te man waxuma ko mu baal Mbaye Diop waxuma ko mu bañ a baal Mbaye Diop. mais comme waa ji moom moo wax ak moom. est-ce que moom mënul porter plainte waa ji rek. d'accord mu bañ a cité li nga xamante ni mooy 3SA. waaw yemul si cité mais mu ñuy laaj 100 millions. 100 millions donc loolu bëri na donc loolu c'était juste pour leeral ñu avancé ba tey ba ci dossier bi la ñuy des ba tey dossier bi aussi am na ñoo xamante ne nee nañ El Hadj day profité ci dossier bi da koy politiquer. tudd nañ ku mel ni ma ko jëm ñu ni moo nekk coordinateur PDS. nekk aussi membre fondateur du groupe mouvement Diamaguène Sicap Mbao Debout. ñu ni moo nekk sa ginnaaw. ñi nee nañ aussi gis nañ ay Abdou Samad. tudd nañ ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni peut-être ñooñu rek su ma leen tuddee doy na. loolu aussi noo gisee. bon loolu moom bokk na sax si li ma gën a métti Aliou parce que Ndofène du benn at du ñaari at mu ngi may liggéeyloo ma koy liggéeyal. ñu ngi seq lu bari parce que gis nga même ba ci seen YouTube bi ngay gis. 3SA. des fois même ci côté titrage Ndofène damay titrer. mais du nekk mukk nag loo xam ne ci lu jëm ci politique la xam lu taxoon ma naw ko. loolu da cee bokk maanaam moom même programme am Ndofène musuma proposé ne ma nii nga koy titrer. maanaam moom da lay liggéeyloo bàyyi la ak sa xel. maanaam dañuy def beneen affaire foo xamante ne parce que chaque jour daf may wax lii suñu fierté la. daf ma koy wax man ak moom. yaa ngi dégg tey damay def titre. mu corriger. bind beneen titre envoyé ma xam nga loolu. moom Ndofène si boppam defal na ko du benn yoon du ñaar yoon mais. li tax ma naw ko moom xam na ne bu nekkoon ci cadre politique la. man moom kenn du moo ne fii ngay xool. mais nag lu ma waay ëpp xam-xam. soo ma jàngalee. damay jël li ma apporté. daf ma ko doon def te après man dama ko doon remercier dama doon jël sur le sang. remercier ko parce que nekkul ay textes yoo xam ne dafa ma naan lii wala day nekk ay faute wala ay erreur wala nangam. d'accord mu gis ko bañ keneen gis ko. mu jàpp ne lii yëfam la. yaa ngi dégg. mu ne ma nangam ma corriger taf modifier. d'accord loolu man ak moom seq nañ ko. wax dëgg yàlla. mais politique bi gars yi di wax ni da nga ko bëgg. léegi moom bu ñu demee loolu moom musuma politique loo. moom musuma politique loo. léegi mu dem ba benn instant benn problème am. problème bi
bon yàlla mi ma tiim xam na ne ñu bëri ñu ngi jàpp ne man maa leen woo wala man maa dem vers ñoom wala man maa nangam man Aliou su ma la waxee samay mbokk sax fu mu toll nii man sama kër laa am sama néeg même xew nii programme sax man El Hadj Sène gëj naa ko dem sama studio fii billaay wallaay taalaay politiciens yi taxaw jàmm gën fii bu dul sama yaay madame Camara du maman Khadiba honorable Khadiba ak honorable kii madame Camara te ñooñu ñëpp ku ci nekk musuma jóg man pour El Hadj Sène ma sol sama daal dem ci yow ku ci nekk cadre liggéey moom ma fay yóbbu waaw madame Camara nag mënu ma ko tudd bon borosé ko rek après ma dem parce que dafa nekk nit koo xamante ne nii dafa jàppale 3SA man bu may wax damay wax te yàlla tax ku mu neex nag mën nga jàpp ne yaa quelque chose wala dara mais su ko doon def di ko jéem a politiquer loolu noonu mu may def loo mu xam ne man alal fëkkuma maanaam da koy def te yàlla tax mais da koy def te yàlla tax parce que madame Camara boobu aussi ci benn parenthèse am na benn problème bu mu amoon fii ci affaire pompe école yeeg assuré ñu gisoon ni foofu tamit jëloon nga ko amuñu woon version ki nga xamante ni mooy maire voilà parce que loolu rek cas boobu bu ko nit ñu xooloon mënoon nañ bu cas bi amee nii fiñ côté biñ mu mën a blâmer ne lu tax mu dugal élément bi te amul élément dafa xaw a nduroo quoi loolu benn cas bi la mais bi ma ko jëlee ba pare dama leen wax ba ñoom seen bopp ñoo ma woo mairie di ma proposer pour benn waay ñëw man leen non parce que madame Camara bi wax kilifa la kilifa moo ko war a député la benn ñaareel bi directrice école la mu wax jël ay engagement moom mu wooñu wax non yéen jël leen seen engagement bu ngeen mënee tontu ngeen tontu d'accord pour apaiser coow bañ a am mbaare bu service d'hygiène moom ma mujj woo wax ma dama bañoon sax mais après mujj bi ma ne non garaawul parce que bu yàggee day mel ni yow da nga jóg pour taxal ma Samba wala taxal ma Demba parce que moment boobu aussi du ma la wax dafa tombeel benn mbir ma ne man dootuma filmer la ti kenn gratuitement ndax matériel yi ma yor xam naa li muy jar place bi ma yor xam naa li ma fi daj boo yi may formé fii nii xam naa li may daj ci ñoom d'accord ñoom ñu liggéeyloo ma ay affaire ma wax leen loolu d'accord ne man vraiment instant bii nii dëgg la askan wi laa fi nekkal d'accord mais nit ku bëgg a tee jàllale sa yëf non da nga may fay pour ma jàllale la loolu d'accord ñu gis ni aussi ci ay jamono ci ginnaaw am na beneen problème bu fu mel nii bu fi wala bu amoon boo xam ne eggul woon ci yoon sax mu nekkoon diggante El Vision ak ki nga xamante ni mooy 3SA mu nekkoon aussi tamit ci problème ceeb bi nga xamante ni peut-être distribution clandestine la ci El Vision doon wax donc tey ñu bëri jàpp ne yow taxawaay bi nga xamante ni moom nga ci waroon am en tant que confrère El Vision da nga ko cee war a am da nga ko cee amut ba tax na tey lii dal la loolu aussi loo ci wax waaw foofu moom bon ñun dañuy santaat yàlla bu baax ndax li ñuy sante yàlla mooy ñun duñu defantu dara suñu dugg si lenn aussi duñ ci duggantu jour dafa tombeel Gana Messere fanaan TFM man ak El Hadj Lo ba 5 heures du matin laa accepté El Hadj Lo ne ko suba dinañ ñëw parce que man bugguma dugg ci loo xamante ne nii ay détails lay andi wala yooyu noonu te comme histoire am na man li ma war a def mooy jël sama micro jéem a fay histoire bi parce que ñoom ñëpp ay doomu dëkk bi lañ bi ma ko accepté loolu yàlla moo ma tiim journaliste bi defoon émission bi mu ngi may dégg Moussa Mané nekkul ci école journalisme bu ndaw bi ma ko wooyee mu ñëw parce que c'était la première fois mu waroon def émission fii 3SA dama ko woo ma ne ko Moussa mu ne ma ne ko ah El Hadj Lo de benn sama confrère la bëgg naa soo demee balaa ngay def dara na nga ko masawu coono par rapport ak li ko dal ñaareel bi mu ne ma ne ko Serigne Touba moo ñu liyee man ak moom ñun ñaar ku si nekk dafa ne moroomam jàpp naa la ngir Serigne Touba kon ak lépp luy mën a xew may boole nit muy dem ci moom na ci sóoraale Serigne Touba bi ñu boole ñetteel bi may tëjee mu ne ma ne ko mooy loolu nag jotewul dara ak profession bi xam nga lu ma bëgg yow nga sóor yow personnellement yow mi def émission bi mu ne ma ne ko professeur bi la jàngal que ne yow li ngay def nii lien bi moom mun na ko jot mu ne ma merci beaucoup ma ne ko beneen bis tegu mu ne ma ne ko Ndofène mooy suñu kilifa mooy suñu maire ñun jàpp nañ ne buñ ko yàqee suñu bopp lañ yàq mu ne ma waaw moom ak Modou Dia ñoo ànd li ma lay wax nii sama biir nekk ndax jamono yooyu daf ma fekk man ma feebar ma ne ko sama mbokk taalibe la mu ne waaw ma ne ko mais ba léegi li ma lay tënkalaat fële laa lay tënkalaat fii bul ma sóor man bul ko sóor moom l'essentiel loo fay mënti waxtaan na nga ko jox cëru nekkul n'importe qui ngay dem di dugg ci débat wam mais ki ngay sóor mooy sa professeur bi lay jàngal parce que aussi foofu ñu bëri dañuy hélas daa am lu bëri lu mu xam te wax ko waaw mais pandémie bi moom Aliou man yaakaar naa defoon naa benn émission El Vision bi ñu paree foofu wax naa leen ko sur les coulisses
nee naa leen man bëggoon naa ñu xóot ci waxtaanu pandémie bi parce que ñun pandémie bi dañ ci jël ay risques yoo xamante ne Aliou dafa doy waar dañu xeex ñun pour éveiller suñu askan ñu xam ne feebar bi am na ak nan lañ ko mën a moytoo ba que du dugg ñun fu ñu dëkk parce que ku nekk boo aaree fi nga dëkk rek pour man feebar bi mën na yem fi mu nekk mesure barrière yi surtout voilà ñun nag yàlla mayoon nañu peut-être benn site boo xamante ne jàpp nañ ne askan wi ñu ngi koy bàyyi xel ñu ne ñun nañ sacrifié wu man jamono yooyu damaa feebar du ma la nëbb mais maa doon monté image yi ndax ordinateur yi yëpp dañ ma ko mujj àndil sama kër fa laa doon liggéeyee yaa ngi dégg booy doon dem nekkoon ci ay risques yu garaaw mais mairie Diamaguène Sicap Mbao est-ce que rafetul woon en tant que ñun suñuy kilifa maanaam ñu jàppale ñu même bu dee benn saaku ceeb ñu may ko 3SA ceeb sax mën nañ ne boo gisee ñu tudd ko parce que ñoom liñ ko may suñuy moroom moo tax mais est-ce que rafetul woon ñu yëkkati ay gants jox ko 3SA jox ko El Vision ndax comme ñoom ñoo doon dugg si askan wi di wax ak ñoom mais defuñu ko xoolal pour te dire du dara loo xamante ne jóge na mairie Diamaguène xaw ma nu mu mujjee ak El Vision nag man loolu du sama affaire mais 3SA fii du dara au contraire ñun ñooy dem di filmer ji yoo xamante ne ñun dañ doon jàpp ne sax ñoom dañ ko war a gis vraiment motiver ñu jàppale ñu ci par rapport ak loolu ñu def mais du lenn ba ci ay gants benn jour laa leen gis ñu kii ay gants ma woo kenn si ñoom nekk mais yéen seen gants yi est-ce que ñun comme suñu booy ak nit ñuy demee nii ci kii bi mënoo leen jox gants mu ne waa après bu demee dina laaj France mais loolu gis nañ ko même ci état bi au niveau national médias yi participation bi ñu am mais joxuñu leen dara quoi peut-être que ni dañ naan médias yi peut-être yor nañ loo xamante ni peut-être mooy loolu wala. te pourtant ak ñu cee joué rôle ñoom fu ñu jaaxee rek si ñun la ñuy daw ñëw mais après gis nga seen problème bu sottee non man moom li ma booy doon wax fii boo waxee yenn journalistes yi fi nekk sax dañu ma doon wax ne ma yow dafa mel ni waa mairie dañ laa liggéey. parce que aussi ndax buñ soxlawee nga naaw te yow gars yi dañ doon wax Elage ak mairie nii lañ def moo tax problème bi jaaxal ñu bëri. waaw jàmm moom moo ci am moom jàmm laa am ak ñoom peut-être affaire dossier bi dugg na lii dugg na. nit ku nekk tam nit rek nga mën a doon. voilà te comme aussi moom nday mbil ji am na lu muy wax. te man aussi am naa kilifa li may bëgg rek mooy lii nii. comme man ni ma teeyee. ku ci nekk nga taxaw si taxawaay bi nga war a taxaw te xam ci tam ni ngay doxalee. d'accord donc tey peut-être dossier bi mënuñu cee wax lépp li nga xamante ni mu ngi ci biir dossier bi mais yaakaar naa l'essentiel a été dit. d'accord donc tey ñu wax ni li nga xamante ni peut-être message la boo xam ne man maa koy lancer en tant que confrère. d'abord dañ lay masawu parce que aussi tamit yombul yéeg ak wàcc bi. vraiment c'est très difficile ñu lay encourager bu baax a baax. donc di wax ni aussi monsieur le maire ñun ñu ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaay kilifa commune bi njaboote ñu ñun ñëpp ñu ngi lay ñaan lépp loo xamante ni jàpp nga ko nga bàyyi ko parce que aussi tamit li ñu xam nañ li la ñor mooy commune bu Diamaguène Sicap Mbao nan lay émerger nan lay jëmee ci kanam te pour mu jëm ci kanam faaw ñëpp jàpp ci benn ñëpp jàppoo booloo doon benn am benn objectif te objectif bi fi mu toll nii moom mooy daan mbas mi waaye objectif bi tamit fi mu toll nii moom mooy commune bi nekk ci commune yi nga xamante ni ñoo gën a développé te pour loolu aussi faaw jàmm am moo tax ñun ñi nga xamante ni ñooy Vision Actu particulièrement man ak ki nga xamante ni mooy sama frère Sidi Seck fas yéene nañ entamé benn médiation boo xamante ni dina indiwaat jàmm diggante maire ak 3SA wala diggante maire ak ki nga xamante ni moom mooy Elage Sène même si que ni nee nga dara nekkul seen diggante mais ñun aussi tamit bëgg nañ nga accorder ñu loolu comme ni nga xamante ni Elage Sène accordé leen nañ ko ñu toog ñu waxtaan ci li nga xamante ni noonu la ñuy def ba jàmm dikk si Elage donc yow fi mu toll nii mën nañ ni yow moom am nañ sa kàddu ni vraiment pare nga. bon man foofu Aliou lu mu fay wax xam naa du bari. man dama ni. man taalibe Serigne Saliou Mbacké laa man képp koo leen xam ne man tooñ na ma man Elage. su ngeen ma woowee ne ma baal ko. baal naa ko. d'accord comme nag foofu laa toll. waxuma laa nag loo xam te ne dañ ma si duyool te man jàpp naa ne sama yoon nekku si. te aussi mu ngi may tardé mu ngi may xam nga jaabante yi ak nit ñi lay woo fii. xam nga. aussi foog ma profité sam balaa ngay génn foofu noonu. maanaam may remercier ñenn ñi nga xam ne dañoo sonn si lii nii. problème bi am ni parce que ñoom xam nañu ne man du ma nit kuy combine bëri.
parce que loolu bokk na tam li tax si Aliou bi nga ma woowee proposé ma lii ma gën a d'accord a wax ak yow parce que gis nga nit tam su fekkee da ngay wax ak kii téléphone di wax ak kii téléphone day baax des fois nga toll foo xamante ne da ngay wax ñëpp mën la déggandoo ñu xam ne kat kii lii muy wax nii ndekete moom moo nekk ci moom parce que man nattu bi ma am mooy ñu si bëri si ñoom damay wax ak ñoom téléphone d'accord boo gisee tey nga defal ma lii ma la ciy sant bu baax a baax mooy que dama bëgg ñëpp xam ne rek El Hadj Sène lii muy wax nii lii moom moo nekk li nekk ci moom d'accord waaw d'accord donc loolu aussi tamit ñun dañ la ciy sant aussi ci d'accord bi nga xamante ni moom nga d'accord ñëw toog ñu waxtaan fas yéene indi li nga xamante ni mooy ay leeral ci lënt yi nga xamante ni moo am ci ñenn ci askanu Diamaguène Sicap Mbao mais hélas à part loolu am naa yeneen ñaar question yoo xamante ni bëgg naa ñu dugal ko si donc tey commune bu Diamaguène Sicap Mbao gis nga nu muy doxee tey politiquement ñu dégg ni El Hadj daan na politique El Hadj mu ngi politique ba léegi wala. non man politique moom franchement. politique woo. bon politique nag bon comme ni ko tubaab bi définir c'est l'art de gérer la cité. xam nga kon man politique ma pour poste boobu. pour ne damay lii wala damay lee wala la. non maanaam bëggoo benn poste. waaw mais jàpp naa ne li ñu doon wax ne yonent bi da doon politique. moo tax mënuma génne ne dama politique ma parce que comme nee nañ sa biir kër sax. am na loo fay kii foog nga politique. peut-être bu dee politique boobu d'accord naa mais bu dee comme yenn politique comme li ñuy wax politiciens yi nii. d'accord politique bu ma. d'accord El Hadj côté inondation aussi tamit ñu am ay info comme que ni def nga ci ay jéego yoo xamante ni ay jéego yu am solo la ci biir Diamaguène Sicap Mbao est-ce que loolu de manière très brève mën nga ci ñëwaat. waaw bon inondation Aliou comme ni nga waxee li nga dégg ñun yàlla nattoo nañu benn période. boo xamante ne ni vraiment am na ay jéego yoo xamante ne ni doon nañ ko si jéem. doon ko ànd ak nag parce que boobu j'étais le président de l'AIC Darou Salam. bon groupe lañu woon mais nag yàlla dafa dogal man yu si bëri surtout si côté boobu noonu bu ma ko doon réussir daawuma xaar ma sàmba ne ma kaay ñu dem wala ma demba ne ma kaay ñu dem. maanaam mbir nag boo ko defee ak ay mbooloo doo taxaw ne yow yaa ko defoon mais daal yàlla dogal na leen benn canal bi nga xamante ne ni 1 mètre carré la. ndax tey dama leen di fàttali ne gis nga bassin bi. APIX naroon na ko fi def dem ba jàll du am ndox pepp ndox laa wax de bu dul bu jaar ci tali bi bu dugg ci bassin bi pour dem mais ñun dañoo jógoon ñun demal suñu bopp xaaruñu ñi war a plaider loolu. autorité non xaaruñu leen woon loolu aussi maa ngi ciy woowaat Diamaguène Sicap Mbao yëpp que yenn mbir yi peut-être mën nga yëgal ki nga war a yëgal mais ñi war a dox ñëpp nañ jóg dem doxi loo xamante ne mooy jëmale suñu commune bi kanam dama xëy benn jour. AGETIP Fougerolles Sinco APIX def mbooloo bu bari sol seen mbaxana yi ñëw gaare suñu wetu kër woo si ma sama kër biñ ma woosee ma ñëw ñu ne ma prési ki ma woo mu ngi tudd Badara Diagne di environnementaliste bu SOSEC prési ma ne ko waaw mu ne ma tey de xanaa di nga reetaan ma ne ko ci lan lu xew mu ne ma dinañ la may waxuma dinañ leen may de mais dañ ma ne dinañ la may. dinañ la may yow. waaw dinañ la may ma ne ko mu ne waaw mu ne ma benn canalu 1 mètre carré boo xam ne dina dugg ci bassin bi. dina dugg ci canal bi ñëw ba si sa buntu kër. ma ne ko ah bon mu ne waaw man loolu de baax na mais ñun de wax dëgg yàlla combat bi ñu taxoon a jóg te ñu gën ko soxla. mooy bu ngeen ñu mënoon dimbale ba mu egg tëli quartier Abdou Ndiaye bi ndax foofu bu fa xasee ba egg rek. ndox mi inondation Diamaguène Sicap Mbao même su jeexul dina gën a wàññeeku bu baax a baax. ñoom ñu ne ma bon loolu moom il faut lu ñu xoolaat la. bi ma leen ci mujjee intercepté si piste 1 bi dañ ma ne loolu mënul nekk parce que pour ñu def ko dafa am ay kër yu ñu war a démolir te loolu du ay négociation yu ndaw moo ko mën il faut mu xaar piste 2 bi. waaw kon yaakaar naa ne canal boobu noonu tey di yóbbu ndoxu quartier Abdou Ndiaye. Daaru Rahman. ba maanaam secteur bi yëpp mën naa wax. yàlla dogal na ñun bokk na si ñu mu jóge si sunuy démarche yoo xamante ne dañoo tëb autorités yi fi nekk pour mën a def loolu tey fi nga xamante ne fi lañ dëkkee. d'accord loolu yaakaar naa ne loolu kese émission la. parce que tey inondation moom lu ci waay wax rek am na lu des parce que suñ commune bi nekk na ci dëkk yi nga xamante ni ndox gën na leen sonal. kenn du wax ndox te doo wax commune bi nga xamante ni mooy commune bu Diamaguène Sicap Mbao ci loolu aussi may jaajëfal acteurs yi nga xamante ni ñoo si nekk ku si mel ni Samat gis nga liggéey bu am solo bi ñu ciy def. Mohamed Sarr aussi tamit ak comité boobu nga xam ne moom moo ko jiite ak maire bi. aussi ñu amal ci liggéey bu am solo. dëgg la taxaw nañ si taxawaay bu am solo mais surtout man damay cité Abdou Samat ndax xam la moo tax Abdou Samat amul benn revenu
bu warul benn ndombal tànk yorul benn ndombo tànk bu war a tax tey moom mu jóg ne day def loolu man njàngat la ci man te bëgg naa mu nekk njàngat ci keneen yaa ngi dégg que gis nga dëkk bi li koy defar ñun ñëpp nañ fexe ñun relation yi ñu mën a am pour mën a def dara fi ñu dëkk ñun ñëpp nañ ko exploité def ko pour mën a def fi ñu dëkk man de li ma gisoon man actuellement nii mooy Abdou Samad mairie bi ci boppam dégg naa de am na si ñoom ñu koy remercier si acte yu muy def mais non ku jaral sax takkal ndombo tànk ci yooyu muy def la parce que gis nga nit ki buy def ay acte te yorul benn ndombo tànk su ko neexoon mu def comme man liggéey loo am ñoo bokk ak sa njaboot toog. d'accord tey kon yow commune bi tey boo doon xool tey ki nga xam ne moo fi gën a ràññeeku tey koo koy jox. bon Aliou. man li ma la waxoon dama leen ne man du ma waxantu. man personnellement man El Hadj Sène man. ak at bi fi ma jaar. su ma doon wax homme de l'année. waaw ci maanaam koo xamante ne man lu ñu seq man ak moom la. man Aïssatou Camara laa doon andi xamal moo tax. honorable man moom laa doon wax man. parce que bon ñun dañoo toll si diggante boo xamante ne mënoon nañ décourager te jàpp ne pandémie bi am na yu bëri yoo xamante ne yàlla suñu ndodd la ko teg. si ñun lañ mën a xamee lenn yi si mun lañ xamee yenn yi. moment boobu loolu amee. moom moo sacrifié woon pour ñun. mais dama la waxoon lenn. da ngeen di def di nommer homme de l'année. man leen fu ngeen ko nommer ku dul Samad. parce que yow yaa ma wax ne ma laajte nañ de mais ñu bëri hélas bi ñu leen laajee vraiment ñoom dañuy wax Samad. ma ne man de ku ngeen ko jox ku dul moom. man en tant que hélas dinaa taxaw ma contester parce que dama leen nañ naan kooku man lan la fi def ñun luñ fi deful. ba ngeen andil ma preuve nag nit ki nag booy contester da ngay contester rek am nga droit mais su nekkee moom ngeen ko jox Abdou Samad man damay croiser les bras. ma jàpp ne li mu apporté parce que man dama dem filmer ko. nit ko fekk ay nit côté bitu Ahmed Fall. tëli bi foo xamante ne nii presque ça fait des mois oto jaaru fa. ma fekk borom kalandoo di wax ci moom ba daanaka di jooy. filmer waaw ma filmer ko parce que jàpp ne foofu noonu grâce à moom jour boobu noonu oto yi dinañ fa traversé. d'accord te nekkul autorité pour dëkk bi nekkul fii pour dara. d'accord donc foofu mooy profité aussi di wax ni homme de l'année boobu nga xamante ni entamé woon nañ ko ak micro trottoir boobu nga xamante ni commencé woon nañ ko li tax poursuivre wuñ ko nag mooy li nga xamante ni mooy mbas bi parce que biñ ko entamé ci la deuxième vague bi taxarnaase ñu arrêté ay kii yu bëri donc ci lañ décidé waxtaan ne nañ ko bàyyi ba déwén incha allah déwén nag incha allah dinañ nommer ki nga xamante ni mooy doon homme de l'année bu Diamaguène Sicap Mbao di wax ni na ñëpp pare ñëpp ñu ngi si biir caméraman bi borom micro bi jaaykat bi le maire Abdou Samad patron de presse yi El Hadj Sène El Hadj Lo ñëpp ñu ngi si biir donc nañ ko waajal bu baax a baax déwén El Hadj donc temps bi nga xamante ni moom la ñu jagleeloon yaakaar naa ni xaabaabal nañ sax jeex na donc moom mu nekkoon vraiment plaisir doon la dalal ci suñu plateau bu bàyyi la nga tàggatoo commune mu Diamaguène Sicap Mbao ak internautes yu Vision Actu. vraiment merci beaucoup Aliou bon di rafetluwaat vraiment lii nga xamante ne defar nga ko tey yow xëy na da ngay def te yàlla tax mais ñun déjà bi cas bi amee rek kenn jiituwul a tribunal te xam nga la moo tax maanaam jëf yooyu di rëy ci man su fekkoon da nga fa ñëwoon di ma xamb wala da nga fa ñëwoon di ma wax loo xamante ne c'était juste pour yokkal ma ay problème wala yooyu ndax man ni may gis ni tam kenn du ma woon fi may xool mais da nga doon ñëw parce que sa frère da nga doon ñëw aussi di ma conseiller ñuy waxtaan nëbbuwuma la woon sam bopp tamit kon moment boobu noonu bu la neexoon mënoon nga croiser les bras te aussi du man maa la woo téléphone ne la Aliou kat man dama am ak ma sàmba problème wala ma dem mais da nga def déplacement fajar teel ma génn tribunal nga bokk ci mbooloo mi ma gis nga ñëw non seulement nga ñëw mais nga téye sa caméra aussi site bi ngay tijji dang nga am loo ma wax ne ma 3SA jàppal na Elvis kii bi nu mu tudd Vision Actu bi rakkam la ndax man maa la magale sama bopp te magale boobu man dama jàpp ne dëgg la man du ma nit parce que si site laay waxee boo gisee tey ma gën a kontaan si li nga def nii mooy li may wax man jàpp naa ne ñi ma doon jokkal téléphone yëpp dinañ dégg lii tey site bii nii man jàpp naa ne demam ci kaw man sama njëriñ da cee nekk njëriñu keneen ak keneen da cee nekk dèjà booy bi di si liggéey am tey peut-être boo ko si jël woon mën na dem yore ji sareet fële mën na bañ a yem si loolu di defaale leneen ak leneen mais tey comme yàlla dogal na yaa ngi ciy tàggat bon kon ñu mënuñu lu dul ñaanal la si site bi suñu borom yóbbu ko mu dem ci kaw ci kanam comme niñ koy ñaanalee 3SA di ko ñaanalee yeneen ak yeneen sites yi nga xamante ne vraiment ñoo nekk ci
askan bi te nga xamante ne aussi dafa am lu leen tax a jóg. parce que gis nga vie bu ñu ko bëggee vie yu bëri. fan yii passé dama toog fii rek dugal benn image mu dem 125 000 vues ci problème mu benn affaire Wally Seck ak kii. maanaam buzz quoi. waaw pourtant vie bëri na de mais man awma motivation parce que man motivation bi ma bëgg mooy dugal benn affaire nit jàngee ci mu am lu mu la njëriñ te ci loolu laa gis ne ci nga tënku. bu ñu yàqamti fi suñu morom yi egg incha allahu rabbi bu ñu bàyyiwul. bu yàlla dogalee ne dañ fa war a egg dinañ fa egg bu soobee yàlla. vraiment di gërëmaat personnel bu 3SA TV di éclairer tamit ne bon émission bi defuma ko ak seen aval maanaam tooguma ak groupe bi waxtaan ak ñoom ne leen dama war a def émission en tant que PDG bu 3SA. mais juste rek yow téye mon frère. loo soxla si man. woon nu ma la ko waxee woon ci yow la des. yaa ngi dégg. moo tax ma def ko nii. tàgguwuma kenn. te aussi jàpp naa ne. ñoom jàpp nañ ne man nekkuma nit kuy waxantu. nekkuma nit koo xam ne damay dugg si lu sama yoon nekkul. nekkuma koo xam ne dinaa jël benn intention pour yàqal dara 3SA. waaw kon maa ngi di remercier déjà ñoom bu baax a baax a baax a baax. ci jàppale bi ñu may jàppale parce que ñu bëri ñu ngi dégg LHCN te fekk liñ koy gis sax bëriwul ñoom ñooy dem sur le terrain ñoom ñooy def lépp. kon maa ngi leen di remercier di remercier aussi askanu du ma ne Diamaguène Sicap Mbao sax du ma ne banlieue mais département de Pikine national ba suñu mbokk yi nga xamante ne surtout ñoo nekk bitim réew. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lu ci dëng nag ci kàddu yi ñu xam ne matadi LHCN la ak ñàkk mën a waxu LHCN. ku ma ci tuuse nag jàppal ne rek LHCN moom li nekk ci moom loolu la wax. d'accord waaw mooy jégaluwaat ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullah loolu mooy li nga xamante ni moom la daanelee ñun aussi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité di wax ni lépp lu baax li nga xamante ni wax nga ko fi rek ci yow la nekk parce que aussi nga bokk ak nit ki métier bi vraiment di ko conseiller di ko woo loolu nekkul loo xamante ni lu yomb la te loolu yëpp da nga koy def vraiment image sax buñ ko soxlawee ci yow suñ ñëwee nga jox ñu ko caméra buñ soxlawee buñ ñëwee nga jox ñu ko di wax ni émission bi ci caméra am lañ ko tourné mu nekk loo xamante ni geste bu ma touché la bu ma marqué la donc aussi ñun dañ lay ñaanal lépp loo xamante ni yaa ngi koy séentu ci sa àdduna yàlla defal la ko bu baax a baax mu defal ko aussi ñëpp jullit ñi di la encouragé waat bu baax a baax di la wax ni aussi métier bi nii la nekkul lu xamante ni lu yomb la encore une fois maa ngi woowaat ki nga xamante ni mooy monsieur le maire di ko ñaan parce que aussi tamit ñaan rek lañ mën lépp loo xamante ni jël na ko mu teg ko ci suuf donte li mu wax aussi tamit mën nañ ko nangul nekk dafa jug pour raxas li nga xamante ni mooy dignité am laawe li nga xamante ni mooy honneur am mais ñu ngi koy ñaan citation bi nga xam ne cité nañ ko 3SA TV ñu génnee ko si problème bi nekk ci diggante ak ki nga xamante ni moom moo wax parce que aussi tamit am nañ droit ñaan ko te war nañ ko ñaan aussi mu war ñu may ñun ñi nga xamante ni mooy Vision Actu muy man di Sidy incha allah dinañ def tout pour am li nga xamante ni moom mooy entretien ak moom pour ñaan ko li nga xamante ni moom mooy médiation pour jàmm dox ci digganteem ak LHCN ñu mel ni ñu melaatoon waaye loolu yëpp day nekk ci li nga xamante ni mooy intérêt wu commune bu Diamaguène Sicap Mbao mbokku internet yu Vision Actu tey lii lañ leen indiloon ci seen beneen numéro ci seen émission sans détour ma lay jaajëfalaat bu baax yow mi nga xamante ni yow yaay El Hadj di sama grand frère donc xamante nañ bu yàgg te ba ma la xamee ba léegi ni nga meloon rek nga mel di jaajëfal Junior bu Wally moom mi nga xam ne moo nekk si technique bi pour maa ngi lay jaajëfal yow aussi bu baax a baax mbokk internet yi maa ngi leen jox di jaajëf ci beneen numéro incha allah. merci beaucoup Aliou. jaajëf.